bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah 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 alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ughliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar kabira walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amaat nañ mbégte mu rëy ci jàkkaarloo ak yéen ci tabaarakallahu jotaayu sant yàlla bii ndax ki fi nekk mooy ab boroom ak ndigal ak jaam boroom bi mooy yàlla ndigal li mooy weeru koor gi jaam bi mooy ñun boroom bi digle na jaam bi jëf na ndigal nangu gi nag moom ci loxo boroom bi ñoo ngi koy ñaan mu nangul ñu nangul suñuy waajur ak suñuy maam nangul suñuy sët ak suñuy sëtër ñi yàlla nangul ñu li ñuy waaj a def sax nangul ñu la ñu defoon barke alquranul karim lépp li laxasu ci weeru koor ak koor sax ci baatin ak barke ak leer yàlla nañ ko yàlla defal ko jullit yépp ci àdduna bi tabaarakallaahu santaat nañ yàlla bu baax a baax dolli ci liñ ko santoon dolli santaat ko bu baax a baax ñoo ngi yeesal tamit suñu cofeel ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu jàngal lii yëpp ndax su nekkuloon moom duñu xam lii ñuy wax yëpp ak lii ñuy def sallallahu alayhi wa sallam di bàyyiwaale xel njabootam ku tedd gi di dereetam yi waaye di bàyyiwaale xel tabaarakallahu saxaabaam yu tedd yi nga xamante ni ñoo taxaw jox seen bopp yàlla ba tey ji lislaam tasaaru ci kaw suuf waaye ñoo ngi bàyyiwaat xel ña topp ca saxaaba ya ba agsi sunu mag ñu baax ñi yal na yàlla fay leen yiw ñoo ngi bàyyiwaale xel tamit kilifa diine yiy dund commencé ci Makka Madinatul Munawwara dem ba Bagdad dem ba Masr ca Égypte Caire dem ba Jordanie dem ba Syrie wàcc ba Maroc Algérie Tunisie ba Afrique monde bi yëpp monde musulman yëpp ñoo ngi leen di ndokkeel suñu kilifa diine yi ci réew ma di ziyaar ñëpp tabaarakallahu cheikh Mouhamadul Bachiru Muntaqa Taha cheikh Umarul Fouti ak njabootu cheikh Umar yëpp cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachiru bu sunu maam cheikh Ahmadou Bamba ak njabootu maam Sëñ Tuubaa yëpp ñoo ngi leen di ndokkeel Sëriñ Babacar Mansour bu maam alxaaji Mansour bu maam alxaaji Malick ak njabootu cheikh alxaaji Malick yëpp ñoo ngi leen di ndokkeel Sëriñ Cheikh Ahmed Tijani Seck bu Canaba ak njabootu maam Amady Ndak Seck yëpp di ndokkeel Sëriñ Cheikh Ahmed Tijani Niass bu maam Khalifa Niass bu Léona Niassène Sëriñ Cheikh Ahmed Tijani Niass bu cheikh alxaaji Ibrahim Niass bu Medina Baye ñoo ngi koy di ndokkeel njabootu góor gi Abdul Hamid Kan ca Kawlax yépp dem ba Saalum ba ca kër alxaaji Omar Ndaw bu Daaru Salaam ca ña sant Sàll ca Dimishqa alxaaji Abibu Sàll dégg nga dem ba Gambi wala yàlla yi tëdd foofu yépp ak seen njaboot yépp dem ba Guinée wala yàlla ya fa tëdd ba Mali Sénégal kër alxaaji Abbas Sall ak seen njaboot ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel alxaaji Maajoor Siise ak njabootam ñu ngi leen di ziyaara ñoo ngi leen di ndokkeel dem ba Matam Cerno Samasa ña sant Sall foofu ñu ngi leen di ziyaara dem ba Ciloñ ña sant Li ña sant Talla shérif ya fa nekk dem ba Madina Njec be Cerno Hamdu Rabbi Njec ak njabootam dem ba Halebe ci Ciloñ waaw dem ba Boynaaji dem ba Fuuta yépp
waaw ba Medina Gunaas alxaaji Mamadou Seydou radiallahu anhu Cheikh Ahmed Tijani xalifaam bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi dem ba Mbuur Cerno Ahmad Baro Cerno Mansour Baro njabootam yépp Cheikh Ahmed Tijani jiite ko alxaaji Malick Baro tabaarakallahu seen doom ji faatu bërki démb Cheikh Mouhamadul Fatih Baro doomu Cerno Mansour Baro ñoo ngi leen koy jaale di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram yàlla jéggal ko jéggal jullit yépp tabaarakallahu àgg ba ndakaaru wali yàlla ya fa nekk yépp sunu waa kër maam al imaamullahi al mahdi ak ña topp ci ginnaawam yépp Cheikh Abdoulahi Thiaw ak njaboot ga yépp ñoo ngi leen di ndokkeel tabaarakallahu grand imam de Dakar di ndokkeel tabaarakallahu kilifa diina yëpp di ndokkeel tamit njiitu réew mi tabaarakallahu le président Macky Sall di ndokkeel le premier ministre Mohamed Ibn Abdullahi Dionne ak ministre yëpp ba ca ministre de l'intérieur bi nga xamante ni l'islam bi ci moom la dépendre tabaarakallahu di ndokkeel daal adduna bi yëpp di ndokkeel Cheikh Mouhamadul Muniru Njëgeen tabaarakallahu bu alxaaji Mouhamed Njëgeen ak njabootu Njëgeeneen yëpp tabaarakallahu ak rakkam yu tedd ya fa nekk suñu baay Seydi Abdou Salaam Njëgeen suñu baay Cheikh Ahmed Cissé Njëgeen suñu baay imam alxaaji Ahmad Bara Njëgeen Serigne Sidi Njëgeen Serigne Ousseynou Njëgeen ak seen rakk yu tedd yi nekk ci kër ga yëpp ak taalibe yi ak muqaddam yi tabaarakallahu yéen ñëpp suivre ngeen en direct julli gu tedd ga tabaarakallahu ñu def ko na ko alxaaji Mouhamed daan defee comme ni ko bàyyim alxaaji Ahmad Bara daan defee comme ni ko tabaarakallahu Serigne Muniru di defee jamono bu nekk yàlla na yàlla gën leen fa bàyyi yàlla dolli seen wér dolli seen sutura dolli seen teraanga ñëpp dégg nañ kàddu yi nga xamante ni moom la sunu bàyyi Cheikh Ahmed Cissé jël wax ko ci réew mi wax ko ci tolluwaay réew mi wax ko ci yi feeñ ci réew mi te ñun ñëpp ñu war ko bàyyi xel mu war a bañ a nekk comme lay xew ca Nigéria ca Biafra wala mu xew ci Syrie wala ci Libye waaye mu nekk alal ju ay xéewal yu ñu jariñoo yu ñu fekkee yu ñu tal te kenn bañ cee faatu kenn bañ cee yàqu tabaarakallahu di bàyyi wàlla xel bu baax tamit imam alxaaji Ahmad Baro discours bi mu wax fàttaliwaat juróom-ñaari bàkkaar yu rëy yooyu nga xamante ni sang bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ci xadis bu wér ne képp koo xamante ni yaa nga ca te tuuboo mën ngaa am merum yàlla te doo wattuul sawara nga jëm imam soññaat nañu ñun ñëpp bàyyi loo ñu xel ngir ñu def attention ci yooyu yëpp yàlla ñu yàlla boole dimbali boole ñu jàppale boole ñu suturaal xutbay imaam yi yëpp dégg nañ ko tabarakallah lépp dafay tourné rek ci jàmm tourné ci ñu delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna ñoo ngi ndokkeel jullit yëpp fépp fu jullit nekk ci kaw suuf rek ñoo ngi lay ndokkeel bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla may ñëpp jàmm du ko defee tabarakallahu bala ma dem ci li ma bëgg a wax mooy woor nañu ba àggal léegi nag à partir de tey jii di fête bi beneen marxala beneen étape mooy ñëw bala ñuy àggale dafa am sànq ci sunu waxtaan lu ma dégg te léeg-léeg xam naa ni li ci ëpp lu nit wax rek am na ñeneen ñu koy mun ci seen biir xol te ñëw ñu ko wax mbokk mi dem na ba laaj ma ne ma dafa dégg benn boroom xam-xam bu ñuy wax Ibnu Khaldun ne sutu yonent bi amul shérif amul Ibrahima yaa ngi dégg li may wax loolu lu garaaw la ki ñu doon waxtaan fii sànq dem nañ ba àgg ci waxtaan ci loolu mu ne ma am na ba ay boroom xam-xam yu wax ne shérif sax amul far ndax problème yi amoon dañoo exterminer njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko waxee dañ leen a jeexal ci kaw suuf ba ne ko déedéet li tax moo koy wax damay bañ am ku loolu ku mu nekkoon ci sa bopp na dañ ku ko déggaat tamit ci beneen waay wala beneen borom xam-xam nga xam ni dafa juum parce que loolu ku ko weddi rek weddi nga alxuraan moom waa ji dama ko wax rek ci saa si mu ne moom bàyyi naa maa ngi tuubal yàlla wallahi alazim maa ngi jéggulu yàlla damaa juum ku wax loolu tamit dangaa juum déglu leen bu baax alxuraan mu ne njabootu yonent yëpp dañ leen exterminer amatuñ dëgg la ci diggante màkkatul mukarrama googu ak xew-xew yi am ca Irak doon nañu wër njabootu yonent bi ñu leen rey loolu dëgg la ci histoire bi ci gën a metti ñëpp gën koo xam mooy Karbala ak Seydina Hussein ibnu Ali ibnu Fatimatu Zahra doomu yonent yàlla Muhammad loolu ñëpp xam nañ ko
Xasan dañ koo rey waaye nag yàlla subhanahu wa taala dafa bokk ci tax mu yërëm jaami mooy nekkuk deretu yonent bi ci kaw suuf dégg nga wax ci yàlla moo wax yonent bi ne ko yàlla de du leen mbugal mukk fekk yow yaa ngi ci seen biir yàlla du leen mbugal mukk fekk ñoom ñoo ngi wax astaghfirullah déggal kon ñaari assurance yi tax yàlla du ñu halak comme xeet yu njëkk yi lépp lu yàlla musa dëgg ba halak ci xeet rek ñun def nañ lu ko fi mu ne nii waaye Seydina Muhammad yàllaa ko wax ne ko fekk yow yaa ngi ci seen biir du ma leen halak waaye fekk ñoom it ñoo ngi jéggulu yàlla ñoo ngi may jéggul du ma leen halak kon suuf kaw suuf ñaari sécurité la am benn sécurité bi bu njëkk bi mooy lan Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam bi ci des mooy lan ñoo ngi wax astaghfirullah ok léegi nag yow sax danga maa anticiper parce que dan ne yàlla wax ne ne wa ma kaana allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun dane yàlla du leen mbugal mukk fekk yaa ngi fi borom xam-xam yow li nga wax nii da nga ko anticiper waaye dafa am nit yàlla yoo xamante ne ak ay borom xam-xam yoo wax ne li yàlla wax ne ko fekk yaa ngi fi te yonent bi faatu na ban denc ko dan ne kon mooy njabootam deretam loolu premier aaya la boo xamante ni ku ko dégg war ngaa def attention ci bul gëm mukk ne shérif amul ci kaw suuf kooku mooy bu njëkk bi deuxièmement dafa am aaya bu gën a doy waar yàlla moo wax yonent bi ne ko waxal julliti ne leen qul laa as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba waa ji aaya boobu laa ko dóor moo tax alxuraan am doole moo ngi woon ci ay pas-pasam ak i engagement am yu dëgër waaye ba mu ko fëggee aaya bi dafa mel ni montagne laa dóor ci bopp bi waaw xam nga nit ñu weex ñi mooy arabe yi ak blanc yi suñu jaaxlee dañuy xonq ci saasi waa ji dafa xonq ndax aaya bi ma ko fëgg yàlla moo wax yonent bi ne ko waxal julliti ne leen laa as'alukum alayhi ajran gis nga li ma leen di defal man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad laa as'alukum laaju ma leen alayhi ci loolu ajran benn fay benn récompense illa al mawaddata fil qurba lu dul ngeen bëggal ma li fi des ñi fi des mooy njabootam kon ñun le droit l'obligation qu'on a avec envers le prophète mooy lan bëgg waa këram bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootu yonent yàlla Muhammad kooku farata la muy bëgg ahlul bayt kon alquran moo ñu wax xamal nañu yonent bi ay njabootam dañuy des ci kaw suuf ba yowmal qiyaama yonent bi wax na ci beneen xadis bu gën a doy waar boobu bu daw yaram yonent nee na xam nga alquran jàng nañ ci moo tax doo dajalewul xam-xam yëpp da ngay teey xam nga falaa ansaaba baynahum loolu dégg nga ci alquran yàlla nee na yowmal qiyaama amul ay filiation Iba Diop doomu diw wala déedéet kenn ku ci nekk sa responsabilité bopp nga am ci kanamu yàlla dégg nga wax ci yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam déglul xadis bi bu wër yonent nee na yowmal qiyaama nee na relation yëpp filiation yëpp dafay dagg ba mu des sama bos dégg ngeen wax ci kon léeg-léeg nga dégg ay ustaas ñu tàng xol naan xaw ma lan yowmal qiyaam kenn du fa kii bàyyi bu nu fa jëriñ doom mënu fa kii amul doom may déedéet yonent bi weddi na ko nee na nësab boo gis askan woo gis dina dagg ba mu des sama askan day dox ba yowmal qiyaama mooy diw doomu diw ba ci man Seydina Muhammad waaw loolu waxkat yi nañuy def attention parce que di wax loo xamante ni alquran moo ko weddi wala alquran moo ko dëggal yow nga weddi ko wala ngay weddi loo xamante ni yonent bi moo ko wax wala ngay weddi dëggal loo xamante ni yonent bi moo ko weddi kooku ab jullit waru ko def parce que wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yàlla nee na yellul ci benn jullit bu gëm bu góor wala way gëm bu jigéen su yàlla dogalee akub yonentam muy am benn choix donc tout problème qui se pose waxtaan bu am werante bu am du yonent bi taxawee leneen taxaw yàlla nee na tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na ñun tànn nañ yonent bi ci lépp ci fépp ci sunu xaal yëpp ci sunu jamono yëpp ñuy dund ak ñuy dee yonent bi lañ tànn yàlla nañ ko yàlla defal barke alquran karim kon loolu laa bëggoon leeral pour àdduna def tërëdi te nit ñi léegi xalaat yu nekk day ñëw ci seen bopp xam nga lii lu garaaw la man ba mu juddoo ba tey musuma dégg loolu Iba mus ngaa dégg loolu ah man dama tiit ci saa si waaye moom it day sëf naa ko tiit woo xamante ni alxuraan sëf naa ko ay alxuraan boo xamante ni du xam fan la koy yennee
man dama tiit parce que musuma dégg nit ku wax ne shérif amul surtout yonent bi amul ci kaw suuf man maa ngi koy soog a dégg tey waaye moom nee na dootu ko wax mukk ci àdduna génn na ca ba set tuubal na yàlla ndax dama ne ko lii doo ko weddee alquran nga weddi te moom jàng na xam na ni ku weddi alquran yéefar nga waxuma la alquran sax mais benn xarafu alquran doo ko weddee yéefar nga kon yàlla nañu yàlla boole di bëri su ko defee fi ñu daanelee mbokk yi mooy borom bi ndigal li jaam bi borom bi mooy yàlla ndigal li mooy woor nañu jaam bi mooy ñun yàlla nag leeral nañu bu yàgg nañu woor kenn mënu koo def te amoo iman moo tax mu ne yaa ayyuha alladina amanu waxul yaa ayyuha nnaas kon ñi gëm ñooy woor waaye nee na ku woor ak ngëm yàlla ak sàkku tuyaaba yàlla dina la may résultat bu ñuy wax taqwa mooy bàyyi xel yàlla mooy sopp yàlla mooy topp yàlla loolu yaakaar naa duñ ko firiwaat dégg ngeen ni ko seen maam alxaaji Mouhamed Ndieguène firee waxoon ne téeméeri daraja la te juróom fukk yi mooy lan Ibrahima mooy sopp yàlla ñaar fukk ak juróomi mooy lan jëfe ndigal yeneen ñaar fukk ak juróomi mooy lan bàyyi tere loolu leer na lii képp koo xamante ni woor nga 30 jours ba mu jàll war nga am résultat bii mooy war ngaa gën a sopp yàlla waaye war ngaa gën a jëfe ndigalu yàlla waaye war ngaa bàyyi tere yàlla résultat bi doo ko amee rek xamal ni woor nga soo ko amul nag xamal ni war ngaa waajaat bala maa àggale tamit maa ngi leen di wax ne leen yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam ku woor weeru koor ba mu jeex weer bu ci topp bi ñuy wax shawal moom moo commencé tey jii nee na bu subaa waaw suba mooy shawal tey mooy 31 jours shawal nga topp nga gungee ko juróom benni fan 6 jours yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam yaa ngi mel ni ko woor adduna yëpp moo tax lu am solo la ñi mën ñëpp nañ ko woor am na solo te loolu tamit day wan yàlla ne ko soo ñu joxaatoon yeneen 30 jours ñu waraat ko loolu lay junj waaw moo nga kon ñu woor ko léegi nag su la neexee nga commencé suba ba mat 6 jours su la neexee tamit nga daggate ko mën ngaa woor ñaari fan noppalu benn wooraat ñaar noppaluwaat wooraat ñaar wala nga woor benn noppalu benn woor benn noppalu benn ba 6 jours yi mat muy 12 jours moo nga kon loolu ñu bàyyi ko xel bi ci des weeru koor am na benn vidéo bu ma ci defoon bu dee njóogu mu ngi ci ligne bi na jël lien bi mu dugal ko mooy les finalités du Ramadan kooku defoon naa ko sinon duñ pare nga insérer ko Ibrahim li ma bëgg wax foofu mooy weeru koor xam nga weeru koor mooy résumé dundu jullit bi Ibrahim weeru koor da ngay bëgg a lekk ba càgg sa xel dem ni da ngaa woor nooy def da ngay teg léeg-léeg ngay jàpp ndox mi sedd ci robinet bi nga bëgg a naan fàttaliku ne da ngaa woor nga teg léeg-léeg ngay togg bëgg a mos gis benn morceau yàpp boo xamante ni en temps du dul woon koor da nga koy jàllale nga bàyyi mu jàll léeg-léeg nga am ay yëg-yëg ci sa soxna sax mu dagan la xaqan nga xam ne da ngaa woor nga toog soxna tamit noonu ci jëkkëram gis nga lii nii mooy résumé dund doomu aadama mooy résumé dund jullit ku am iman li mooy résumé sa dund mooy lan sa dund yëpp dafa war a tënku ci ndigalu yàlla ak tere yàlla lu yàlla digle nga def lu mu tere nga bàyyi jeex na koor gi est-ce que Ibrahima xam nga li ma bëgg a wax image yu koor gi mooy image yu dund jullit mooy da ngay bàyyi tere di jëfe ndigal jeex na amul mbóot amul secret yi ñuy wax yëpp ay caaxaan la man maa la ko wax jëfe ndigal bàyyi tere te mu sell jeex na nga def ko ngir jëm yàlla xam ni buur bi nga koy defal il est conscient de tout il est présent partout moo ngi xam lépp moo ngi fekk lépp yëf yaa ngoo du ma ci guddal lool rek laa leen di wax donc chers frères en Dieu chers amis nous vous présentons tous nos vœux et tous nos souhaits à l'occasion de ce mois béni de Ramadan qu'on a eu à effectuer le jeûne, mais aussi à l'occasion de cette fête d'Aïd el-Fitr, la fête de la Korité, qui symbolise en réalité une récompense et une satisfaction. On souhaite cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une pensée à tous les musulmans du monde, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les souffrances, ceux qui sont dans les taudis, ceux qui sont vraiment éprouvés, qu'Allah les aide et les assiste. Nous avons une pensée aussi accompagnée de nos prières à l'endroit de tous nos guides religieux
dans toute la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais, avant de venir au vif du sujet, préciser quelque chose que j'ai évoqué en Wolof. Tout à l'heure, on a eu une discussion très fructueuse avec un frère, et parmi les choses qu'il m'a demandé, il m'a demandé, est-ce que le prophète a des descendants sur terre? Parce qu'il y a un certain Ibn Khaldoun qui a dit que la famille du prophète a été exterminée sur terre, vu les problèmes qu'il y a eu entre Sayyidina Hussein et les gens d'Irak, et tout ce qui s'en est suivi avec l'assassinat de Sayyidina Hassan aussi, et toutes les histoires qu'on connaît nous tous sur la vie des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a demandé cela. Je lui ai dit, il faut faire attention avec certaines idées qui peuvent nous induire en erreur et nous plonger dans les profondeurs de la mécréance. Car mécroire et refuser un seul verset du Coran, une seule lettre du Coran, reviendrait à être un mécréant. Et je lui ai dit, le verset où Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, ce verset suffit pour justifier l'existence jusqu'à la fin des temps de la famille du prophète sur terre. Parce qu'Allah, il dit aux croyants que tout ce que tu demandes comme récompense pour tout ce que tu fais pour eux, tout ce que tu demandes, c'est l'amour pour ta descendance. Illa al-mawaddata fil qurba. Donc le frère, alhamdulillah rabbil alamin, c'est un vrai croyant. Quand je lui ai évoqué le verset, il m'a dit, je demande pardon à Allah pour avoir cru en cette idée. Je demande encore à Allah pardon pour avoir vraiment essayé même de faire croire à d'autres cette idée selon laquelle le prophète n'a pas de descendants sur terre. Je l'ai dit, il y a un verset, des versets même coraniques qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de la descendance jusqu'à la fin des temps. Donc il y a d'autres explications, mais je vais m'en arrêter à ce verset. Je crois que ce verset suffit pour justifier cela. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est, chers frères en Dieu, c'est qu'il n'y a que trois choses en réalité à l'occasion de notre rencontre aujourd'hui. Il n'y a que Allah, son ordre, son injonction, et aussi celui qui va appliquer cela. Donc il y a Dieu, l'ordre et l'esclave et le serviteur. Allah, il nous a ordonné d'observer le jeûne. On l'a fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous espérons son acceptation et sa satisfaction qu'Allah nous donne ça. Mais chers frères en Dieu, il faut savoir que le jeûne, l'observance du jeûne du mois de Ramadan ne peut être faite que par quelqu'un qui a la foi dans son cœur. C'est pourquoi Allah, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc la notion de foi est indispensable pour la réalisation de cet ordre divin qui est le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la foi est là, donc le résultat doit être aussi présent. Le résultat n'est d'autre que la taqwa, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi cette cette force qu'a l'homme pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi observer ses orientations, ses ordres et ses injonctions, et aussi s'éloigner de ses interdits, comme nous l'a défini Cheikh Al-Hajj Mohamed Degen, qui a dit que la taqwa, en réalité, c'est aimer Allah, suivre ses orientations et s'éloigner de ses interdits. Les trois choses-là font la taqwa. Donc, pendant le mois de Ramadan, on peut remarquer, chers frères, que
il y a du manger, il y a à boire, il y a nos femmes qui nous sont licites, nos hommes qui nous sont licites. Je parle des femmes. Et malgré tout cela, on ne touche pas. Donc ça, c'est l'image, c'est le symbole, l'image symbolique de la vie du croyant pendant les autres 11 mois qui ne sont pas le mois de Ramadan. C'est-à-dire que la vie du musulman ne doit être rythmée que soit par l'amour d'Allah, soit par l'application de ses orientations, ou bien le fait de s'éloigner de ses interdits. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous donne une longue vie et beaucoup de baraka, qu'il nous protège et qu'il nous bénisse et bénisse nos enfants jusqu'à la fin des temps par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mbokk yi ñoo ngi ndokkeelaat jullit yëpp baax nañ ba ñoo ngi ndokkeelaat jullit yëpp di ñaanalaat ñëpp jàmm ak xéwal ak sutura di bàyyiwaat xel bu baax di ñaanalaat suñu bàyyi alxaaji Modou John mi faatu bërki démb yàlla na ko yàlla yërëm yàlla jéggal ko suñu muqaddam bu mag fii ci Paris ci communauté guinéenne ku ñuy wax alxaaji Souleymane Bari moom it tey jii la àgg Guinée ñu war ko julli tey yàlla na ko yàlla yërëm yàlla jéggal ko yàlla baal ko yàlla suturaal ko yàlla dajale kook yonent dajale kook Seydi Ahmed Tidiane ak gaa yu baax yi su ko defee ñu yemale foofu liggéey bi ñaan laat mbokk yëpp tabarakallahu ñaanal leen jàmm ñaanal leen xéewal ñaanal leen sutura wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf